sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wér-gu-yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wér-gu-yaramu njaboot te seen wér-gu-yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. mbokk yeeg xarit yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci ànd beeg ñun ci ITV di leen dalal jàmm seen émission bi nga xam ne mii ngeen ko lool di arène sénégalaise ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal ñëpp di gërëm ñëpp ñu itam ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi teewlu ci waxtu wi ci ITV di ñaanal nag kilifa diine ci Sénégal wërngal këpp ndax ñoom dañoo am cër bu baax ci réewum Sénégal kon ñaanal leen faratale doon ñoom ñëpp ku nekk ci ñoom ñu ñaanal leen lool gudd fan ak wér waaye tamit yàlla dëgëral leen ci taxawaay bi nga xam ne amee nañ ko ci bopp xilaafa gi ku nekk ci ñoom seen bëgg-bëgg suñu borom daal di ko mottali waaye nag xam ngeen ne waxtu yi min ngeen lool Alaaji Ngagne Diagne ñu ko ñaanal yàlla bu baax a baax mu daal di dikkaat ci ñun fii daal di kon wéyal rek bu ko defee mu gën a neex kon Diagne ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal bu baax a baax nga dikkaat ak jàmm ci télévision mag bi waaye tam ci émission mag bi di arène sénégalaise nag xam ngeen ne ginnaaw bu ñu sante yàlla bu baax tey nag ñu am mbégte dalal ci ay ndaanaan waaye di ngeen ko découvrir ci kanam tuuti incha allah ndax nag ñu ngi jëm ci ay bés yu am solo bés yoo xamante ne nii yaakaar naa Sénégal yi yàkkamte nañ ko yaakaar naa tamit ñi nga xam ne ñooy dund lamb yàkkamte nañ ko amateuru Sénégal yi amateuru kon lamb ji yàkkamte nañ ko arène sénégalaise ma ci ànd ak Mamadou Diouf tam kenn dootu ko présenté ci Sénégal ndax taxawaay bu rafet bi mu amee ci wàllu lamb ak liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu koy liggéey fii ci ITV Mamadou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm ñu bàyyi la nga nuyu téléspectateurs yu ITV. jërëjëf Alaaji Baba Ndiaye borom da nga seet lii rek baax auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di ñaan way dawlu yi yal na yàlla yërëm leen te jéegal leen way tawat yi yal na yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yal na leen fa yàlla jële ba ñu bañate def la nga xamante ni moo leen fa dugal ñu ngi nuyu téléspectateur u ITV yëpp dañu ne booy dugg ci kër jaaral ci bunt bi boo bañ sa ay yére xotteku kon ci noonu la ñuy taañaane rek xuus jël nuyoo bi jox tey ko ci loxol directeur général Mamadou Ibra Kane Alassane Samba Diop Mamadou Ndiaye Boubacar Diallo di nuyu suma père suma xarit suma lépp muy Alaaji Ngagne Diagne nga xamante ni ci moom lay roote le professeur maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm nga xam ne noppalu bi mu nekk léegi mu dellu siwaat ci bu soobee yàlla ci ñun kon ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu suñu invité Pape Abdou Fall di nuyu waa ahlu lamb yëpp comme ni ñu ko faral di waxee Baba di la nuyu bu baax a baax di la jox sa yéeguwaay di wax ne loolu la ñu doon nuyoo rek ba ci kanam ñu dugg ci waxtaan bi incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. jërëjëf Mamadou Diouf comme ni nga ko waxee dina mbégte tey dalal koo xam ne ndaanal la ci li mu nekk ndax nag ku ne ci Sénégal xam na ko ci yar ku ne ci Sénégal xam na ko ci teey ku ne nag ci Sénégal xam na ko ci nangoo liggéeyam muy Pape Abdou Fall nekk tamit ku ñu présenté fii ci Sénégal Pape Abdou yow tam ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di daal jàmm ci ITV ñu bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi. El Hadj Baba maa ngi lay nuyu di nuyu Mamadou Ndiaye di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu téléspectateur u ITV yëpp fi nga daaneel nag mooy Alaaji Ngagne Diagne di ñaan yàlla mu daal di dikkaat ci ay activité am. amiin waaw di ñaan képp koo xam ne rek yaa ngi ci làmb ñu lay nuyu di la ziar di nuyu kilifa diine yi waaw di nuyu sama sëriñ Cheikh na Cheikh Saad du Cheikh Mouhamed Fadel Cheikh Aya donc di nuyu njaboot gi yëpp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi bëgg Pape Abdou Fall maa ngi lay nuyu di la ziar. jërëjëf Pape Abdou Fall pro nekk promoteur nekk tamit président ci ñi nga xam ne yëngu ci wàllu làmb waaye tamit ñu ràññee ko lool ci li nga xamante ni mooy PAF production Mamadi weekend bi nag Sénégal mal dina ci làmb ndax nag dañu génn ci weekend bu am solo weekend bu neex woo xam ne muy samedi muy dimanche làmb sàjji na comme ni ñu koy waxee ma bàyyi nga dikkaat ci ndax nag amu nekk combat yu am solo yoo xamante ne ñëwoon na ci diggante Franc ak ki nga xamante ne nii moom mooy Tyson 2 nekkoon combat bu am solo ñu dem amaloon ko ci arène nationale. waaw jërëjëf Baba comme ni
nga ko waxee weekend bu ala daw me la woon muy samedi ak dimanche balay boobu damay ñëw ci tuuti ci parcours Pape Abdou Fall nga xam ne am na fu mu jaar du gan ci làmb baaba Pape Abdou Fall moom ñëw na ci ki nga xamante tëgg na ki nga xamante mooy Tapha Tine Boy Sey moo ko tëggoon ça fait 15 décembre 2007 moo tëggoon Gris Bordeaux ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo wala boog Gris Bordeaux Modou Lo ça fait 31 juillet 2016 tëgg Modou Lo Lac de Guerre 28 janvier 2018 moom Pape Abdou Fall Boy Niang ak ki nga xamante ne mooy Sa Kajoor numéro 2 tëgg ki nga xamante ne mooy Boy Niang ak Guy gi ça fait 13 mars 2016 la amoon tëgg ki nga xamante ne mooy Baye Mandione ak ki nga xamante ne mooy Cek 21 mai 2007 moom Pape Abdou Fall tëgg na Garga Mbossé ak ki nga xamante ne mooy Moussa Ndoye 29 avril 2019 tëgg na ki nga xamante ne mooy Boy Niang ak Guy gi ça fait 5 mars 2017 moom Pape Abdou Fall tëgg na ki nga xamante ne mooy Garga Mbossé ak ki nga xamante ne mooy Tonnerre 23 décembre 2012 tëgg na Les 2 ak ki nga xamante ne mooy Aliou Mané tëgg na Khadim Ndiaye numéro 1 ak Moussa Dioum moom Pape Abdou Fall tëgg na ki nga xamante ne mooy Lac Rose ak ki nga xamante ne mooy Sa Thiès 31 mai 2015 tëgg na ki nga xamante ne mooy Sa Thiès Néekurel moo leen décrassé ça fait 11 avril 2010 kooku mooy parcours Pape Abdou Fall foofu mooy ay jaar-jaaram am na si yeneen yoo xamante ni des na sax wan leen rek ne du gànn ci làmb moom Pape Abdou Fall. Pape Abdou xanaa peut-être en quelques minutes rek ban commentaire ngay def ci jaar-jaar bi nga xam ne wax na ko ci sa palmarès ci làmb ji. waaw alhamdulilah sant yàlla rek xanaa wax alhamdulilahi rabbil alamin ay jaar-jaar la. loo xam ni peut-être yàlla moo ko dogal donc di sant ñëpp ñi nga xam ni. jot naa ci collaborer ak ñoom sant monde làmb yi parce que it jàpp nañu ci sant mbër yi nga xam ni jot naa dige ak ñoom donc comme ni nga ko waxee làmb amatul luñ ciy prouver defe naa ni def nañ ci liñ ci war a def am na nag loo xam ni des na ñu fas yéene ko mottali incha allah ñaan yàlla rek mu mottali waaw ñaan lépp rafet rek ni yii yëpp jàlle rek bii nga xam ni moom la ñuy dëgmali ñaan nañ yàlla mu jàlle noonu sedd guy donc gërëm ñëpp sant ñëpp rafet na daal ah. waaw incha allah dina ci ñëw nu mu gën a yaatoo mooy Papa Sow ak Siteu ndax loolu bokk nañ ci li tax tey nga teew fi tey Pape Abdou Fall alors Mamady maa ngi koy junj léegi ci week-end bi nga xam ne génn nañ ko mu nekk ay combat yu am solo combat yoo xamante ne nii je crois que amateurs yi gis nañ seen bopp ci làmb yi waaw amateurs yi gis nañ seen bopp ci làmb baaba comme ni nga ko waxee samedi la woon ak dimanche xam nga léegi làmb dafa ala daw mi baaba samedi day am dimanche am des fois sax ñetti lamb amandoo ci lamb amandoo ci journée bi. waaw léegi moom lamb yematul rek xanaa samedi ak dimanche. yematul samedi ak dimanche parce que xam nga lamb ji dafa ala daw mi fii mu toll te ñi ci ëpp rek takk nañu kon samedi bi Franc moo doon bëre ak ki nga xamante ne mooy Tyson numéro 2 te Franc am ndam ci kawam xam naa dañu lay bay lancé ko ñu seetaan ko rek après ñëwaat ci élément bi xëy na. ayca Tyson 2 ak Franc nekkoon combat boo xamante ni combat bu am solo ñu fa bëre woon ko samedi bi ñu génn yemook 19 juin ci arène nationale bu Sénégal ñu seetaan combat bi ñëwaat ci plateau bi.
mu ngoog njaago bi dafa tina mëninam Franc daan nag jël bu kenn dootul ñun ci di Tyson 2 Mamadi combat baa ngi nii ñoo ko seetaanandoo ensemble Franc dafa dellooti buum ca mbooy ndax yaakaar naa bi mooy 10 combats 10 victoires. dafa nekk ci yoon Alaaji Baaba Ndiaye dafa nekk ci yoon daana la moom Franc parce que boo ko seetloo bi saison bi ubbee ba léegi da ngay gis miss yu ñu fi teg yi mu ci participer daf ko jël parce que daf jël na arène nationale bés bi dellu si waat mu jël ko en même jour kon moom dafa nekk ci yoon yaakaar naa ne nañu leen làmbay xel parce que ñoom ñooy mujjee ji làmb ji Franc ay Serigne Ndiaye numéro 2 ay rëg-rëg parce que mbëri mbapat yooyu ngay gis boo ko seetloo ñoo bëgg ubbu làmb ji fi mu toll 9 victoire la 9 combats la nekkoon 9 victoire marqué na 10e victoire am moom Franc kon nañu ko bàyyi xel bu baax a baax bi mu jël Tyson 2 mu ngi woon ci 19 combats 19 combats am na 17 victoire amoon ci 2 défaites la amoon moom Tyson numéro 2 20e combat la doon bëre digganteem ak Franc xëy na njuumte li mu juum tuuti Franc dafa nekk ci yoon Tyson 2 raw ko lu bari ci làmb parce que Tyson 2 ku daan ay neeku réel daan góor soog daan garga daan garga numéro 2 kooku bu ñu la joxe boo koy jëlaat war ngaa xoolaat bu baax a baax et puis juum na ci biir bëre bi koo xamante ni moo la gën a fi xale ba noppi day compétir li muy compétir yow compétir ko ba noppi nga ñëw bëgg accélérer bëri bëgg ko teg péréction loolu yaakaar naa ne du mën a nekk parce que moom péréction boobu du ko mën a kii quoi lamb nawlante la mu ngoog loolu la et puis dafa woo Franc ci xeex kenn ku ne xam ne ku xam Tyson 2 xam ko ak xeex mais xeex bi mu woo ki nga xamante ne mooy Tyson 2 daf ko fekk ci Franc daf ko fekk ci xeex bi wane beneen facette parce que gis nga ko boo seetloo dañu weccoo fi nga xamante ne mooy tànk guusu Tyson 2 dafa dugg de turu ci Franc ci kiiwu Franc ci diggante tànk yi ba noppi mu wëlbati ku bëgg a xeex ak moom foofu boo fi jëlee coup boo xamante ne adversaire bi day dóoru gauche droite boo fi jëlee coup rek da ngay wàcc ci noonu la jëlee coup Franc chargé ko bi mu jëlee coup dafa def 3 appuis ñu bari ñu ngi naan dafa dóor mu daanu dóor na ko kawoote na mais bi mu wàccee 3 appuis la def du dóor sit mais daf ko fa fekk yeggale ko xam nga ne mbëru mbapat la te bu la yéegee rek bu la chargé poids am yaakaar naa da ngay wàcc baax da ko roor rek tuur yi Abdou peut-être juste un commentaire rek ci combat bi nga xam ne seetlu ko léegi di féliciter Franc mu ngi ci yoon mais li ñuy wax rek on peut l'appeler la germination de la lutte simple parce que boo xoolee tey jii nii lamb mu ngi am beneen facette xëy na amoon na fi sax ci jamono Yékini comme ni ko Mamadi waxee tey jii nii boo xoolee Franc xool Reug-Reug xool Serigne Ndiaye da ngay xam ni c'est l'époque de Yékini qui commence à se signaler encore xam nga après Yékini amoon nañu ay champion yoo xam ni kenn jaaru ci lutte simple bi nangam ak nangam mais Yékini dafa jóge ci lutte simple bi pick up progressé maa ngi koy saluer Yaxya maa ngi lay nuyu njaboot ji mais boo xoolee moom itam noonu la jaaree ñu toll mu am benn break boo xam ni peut-être ñi nga xam ne ñoo nekkoon lutte frappe ñooy régné mais boo xoolee lutte simple ñu ngi nuyu mag ni mon frère Manga mi nga xam ni moo ko yor donc mu ngi am lu muy génne produit yooyu tey ak moment intention yu ak champion yooyu tey ñooy def fii dans l'avenir créer mu lutte avec frappe. kon lutte avec frappe bi am na solo te waruñu ko sàgganee. Non mooy compétition tamit mooy grenier bi xam nga foofu mbapat la école la foofu académiciens yi fa la ñuy génne donc bu ñu demee ba ci biir mooy doon fleuron wu lutte avec Franc. parce que bu ñu nee Franc tamit da ngay gis tamit Reug-Reug pratiquement ñoom ñaar ñoo bokk chemin. mais Serigne Ndiaye aussi. waaw Serigne Ndiaye. Serigne Ndiaye. mu ngi ci yoon ak ñeneen ñu ngi ci yoon wi. donc lépp rek day doon lutte sans frappe bi mu ngi wane boppam c'est-à-dire que champion yi ci juddoo ni ñoo commencé naan salaamaaleykum ci biir lutte avec frappe. de telle enseigne que d'ici 2 ans 3 ans ñooy tegi loxo incha allah ñooy tegi loxo ci lutte sans frappe lutte frappe bi. lutte avec frappe alors Pape Abdou ginnaaw gi nag membre yi tamit ginnaaw samedi dimanche tamit amoon na benn combat Fallou Ndiaye moo woote woon
ci arène nationale nekkoon tam beneen jogante dox diggante ki nga xamante ni mooy Bébé Birahim ak Blindé combat tamit Blindé yëpp gis nañ ko tamit démb ci fête de la musique bi nga xamante ni àndoon ngeen ci ak ITV ak iRadio ak DJ Boubs ñu félicité équipe bi nga xam ne ni àndoon lépp ndax liggéey bu am solo la ñu def Mamady. am na solo baaba comme ni nga ko waxee woon bu ñu jógee ci samedi bi dañuy dem ci dimanche bi nga xam ne Ndiaye Production moo ñu woon fële di arène nationale di la 20 janvier 2021 wala comme ni ma ko faral di waxee le ñaar fukki fan ci weer juróom-benneelu weer ci weeru tubaab atum ñaari junni ñaar fukk ak benn Bébé Birahim ak Blindé ñoo fa doon daje Fallou Ndiaye tëgg ko am na combat yu xam ne amoon na fa solo dañu leen di won ay quelques combats. ku ci mel ni bu bëriwul enjeu tamit. bu bëriwul enjeu bu neex a neex sax ba Alaaji Baba Ndiaye ku ci mel ni ki nga xamante ni mooy Tony Senior daje woon na fa ak ki nga xamante ni mooy Bokka Unca daje woon na fa ak Modou Yacine Sokh 2 ak Paul Maurice numéro 2 daje woon nañu fa bu ñu seetaanee yooyu boo noppi dañuy ñëw ci ki nga xamante ni mooy grand combat bi Bébé Birahim ak Blindé bu ñu ko seetaanee ba noppi ñëw commentaire ci tuuti baaba. arbitre bi soufflé na ndeysaan 18h di juróom benn waxtu ci ngoon dem na ba teg ñeent fukki minutes ak ñeent fukki minutes ak ñeent maanaam 19h44 minutes Tony Bokka jàpp nañu jàppante ñoom ñaar Tony moo leen wan ginnaaw moo ngem bu weex bi ndeysaan tojjale ko benn morceau bu xonq daw na takk na ko daan na ko waaw Tony ak Bokka ñu xaar arbitre bi nee na Tony daan na Bokka jërëjëf ñu ngi ak promoteur bi Fallou Ndiaye mais Fallou ñu ngi lay ziar. Mamady ñu ngi lay fay di la ziar bu baax di nuyu waa ITV yëpp ndax vraiment gis nañ taxawaay bi am fi ñun ak ni ñu jàppalee ci bis bi ci wàllu promotion ak vraiment seen liggéey bu am solo ak jàpp bi ñu ci jàpp daal di sant suñ ku mel ni suñu père Ngañ. yow ñoo far ci ñun nga bokk. di nuyu Xayta di nuyu Boubs gis nañ taxawaay bi am na solo trop gis nañ ñu jàpp vraiment loolu lañ doon xaar ci ñoom it te xam nañ ne buñ gënee liggéey dina baax bu neexee yàlla. Fallou ban yëg-yëg nga am tey ak ni stade bi mel macha allah. waaw Mamady yëg-yëg bi ñu am mooy dañuy sant yàlla ndax comme niñ koy waxee ku mel ni Modou Parcelle bi ku mel ni ay am ni Moustapha Fall El Capo ñoom Khadim ñoom Moustapha Mbeng dañuy sonn ci yëf yi Ndiaye Production nekkatul label bu ndaw ndax ay jeunes ñoo ko jiite ñu am bopp am xel di liggéey léegi nag li ñu jiital mooy liggéey bi léegi dañuy bàyyi coow li bàyyi wax ji bàyyi bruit bi Mamady concentré bu baax ci liggéey bi ndax liggéey rek moo am solo te liggéey mooy fay te yaakaar naa li am fii tey liggéey rek moo ko waral kon ñu ngi sant yàlla bu baax di sant sangub sang yi di sant amateurs yi di sant fans club mbër yi di sant mbër yi doon bëre yëpp ndax amee ñu seen fay gis nañ seen taxawaay te rafet na di féliciter ñi daan di encourager ñi daanu xam ne lamb yemut ci benn te ñun tëgguñu leen pour ñu daan ak ñu daanu incha allah képp ku daan ak ku daanu nañ la jàppale waat ndax lii mooy lamb. à part loolu fan la Fallou jëm ak lan la Fallou di waajal. waa du yàgg dara incha allah ndax mercredi incha allah ñu ngi yóbbu stade Iba Mar Diop ci face to face bi am ci 3 journées yi nga xam ne mën nañu wax def di ko def entrée payante muy Ada Fass Tapha Mbeur Boy Niang doomu Jalaaw Papa Boy Djiné bee bis bi Baye Mandiaye numéro 2 ak Go comprendre nga. kon loolu lépp ci benn jour nga koy def. lépp ci benn jour lañ koy def Iba Mar Diop mercredi incha allah face to face bu rëy live lay nekk dañuy bége artistes yu mag nañ fa ñëw ñuy soirée ba set soirée daal la soirée gala daal la. marqué na 8e victoire am tey 7 combats la amoon 7 victoire tey marqué na 8e victoire am Tony Senior champion ñu ngi lay siyaar. waaw Mamadou Diouf ñu ngi lay siyaare bu baax a baax Mamadou Diouf. waaw mais ñu gis la nga bëre bu rëy mayoo adversaire bi dara yaa ngi woon ci 7 combats 7 victoire tey marqué nga sa 8e victoire fan la Tony Senior jëm. waaw xam ne rek parce que tamit loolu lañ ma conseillé nee ma Tony parce que ku mos a gis samay combat dañ may xeexloo xam nga ñu ma ni Tony ak lu mën a xew teel combat bi nga bëre ak moom dem teeri bi ma ko conseillé quoi. billaay wallaay moo tax ma ñëw moog Libidoor ñu ma ne ngir yàlla xool boo xoolee damaa jël coup bu dal mais teewul damaa daw jàpp nga barke alxuraanu karim. fan la Tony Senior jëm. Ada Fass Tapha Mbeur ku daan soxla naan nan ma jox samay nga teg 8 combats 8 victoires du jaxaat. ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu lay ziare bu baax. consulté na ay siisam sërbit bi soufflé na ndeysaan 18h wala boog 19h dem na ba teg juróomi minute juróom-ñaari waxtu ci ngoon. jëm na ko
Unca jël na ko Unca bañ na am na lu xew nañu xaar arbitre bi ñu xaar arbitre bi ñu xaar arbitre bi waaw waaw Unca daan na ko Unca arbitre bi nee na Unca daan na Modou Yacine arbitre bi nee na Unca daan na Modou Yacine arbitre bi nee na Unca daan na Modou Yacine ndeysaan ñaari 2 la Paul Maurice numéro 2 arbitre baa ngi consulté ay suisom Sele ak Cheikh Diop ñoo nekk ci cadrage bi arbitre bi consulté na ay siisam entraîneur bi nee na ko toogal ndeysaan entraîneur yaa ngi jot arbitre bi soufflé na Paul Maurice numéro 2 moo ngem bu weex bi mépp na xob na ko mu replier moom Paul Maurice ni moom sox numéro 2 ñu ngi xeex ñaari xale yi ku ci jël coup ñu ngi xeexan benn taw na jël ko sox numéro 2 jël na ko Paul Maurice numéro 2 génne na ko ñaari xale yaa ngi bëri de Sele ak Cheikh Diop moom la àndal ci cadrage bi jëlante nañu fax na ko raam na mu ngi koy faxat ñu ngi bëre mu ngi koy manipuler ñu ngi xeex ndeysaan mbokki téléspectateurs yi bay xel ITV xale yaa ngi bëri de Paul Maurice numéro 2 sox numéro 2 dóor na ko jël na ko dindi na ko ak benn woo bopp xale yaa ngi bëri ah Sele xale yaa ngi bëree Sele ak Cheikh Diop ñoo nekk ci cadrage bi tey ñoom laa àndal ndeysaan ñu ngi xeex ñaari xale yi fii ci arène nationale Souley Ndiaye production daw na jël ko Paul Maurice numéro 2 sox numéro 2 am na lu xew de am na lu xew de am na lu xew de nañu xaar arbitre bi am na lu xew de am na lu xew nee nañu sox numéro 2 daan na ndeysaan ko consulté na benn siis ñaareelu siis ñetteelu siis Bébé Birahim pare nga Belende pare nga arbitre bi soufflé na mbokki téléspectateurs yi bàyyi xel ITV ñu ngi fii ci arène nationale journée Fallou Ndiaye production tey di dibéer ñaar fukki fan di juróom benneelu weer ci weeru tubaab atum ñaari junni ñaar fukk ak benn Bébé Birahim moo leen féete ndeyjoor Belende moo takk morceau bu xonq bi ci bopp féete leen càmmoñ mooy wër noonu mu ngi mépp dóor na daw na jël ko xeex bi mbaa kenn du wàcc ñu ngi xeex de Bébé Birahim Belende Bébé Birahim ñu ngi xeex Bébé Birahim Belende ñu ngi xeex ñoom ñaar Sele ak Cheikh Diop ñoom la àndal ci cadrage bi mu ngi làmbatu ñu ngi xeex de la ilaha illallah xeex bi dóor na ko mu kawoote waaw daw na sarse ko waaw Belende daan na Bébé Birahim dafa xeex kawoote mu daw yegg
grand combat de la soirée. alors Mamady mu nekkoon journée bu Fallou Ndiaye Blindé kaw kii nga xam ne mooy Bébé Birahim. jërëjëf Alaaji Baba Ndiaye comme ni nga ko waxee combat la woon bu neex journée la woon boo xamante ni journée bu am solo la muy journée Fallou Ndiaye xam nga Fallou Ndiaye ñu ngi koy félicité. vraiment Fallou ko ñaanal bésam bi am na solo moom bésam bu am solo. parce que moom boo ko seetloo dafa xamante ak xale yi macha allah boo xoolee stade bi ni mu mel rek. nga xam ne li mu tëgg neex na trop. macha allah moom ay combat day faral di fees xaw ma nag. combat yu fees moom koy maa ngi koy laaj sax lan mooy sa secret. waaw mais war nañu wax secret bi. moom combat yu neex lay tëgg daal. mais bu ñu si ñëwaatee ki nga xamante ne mooy Bébé Birahim ak Blindé ak combat yi nga xamante ni jot na fa am gis nga ko ambiance bi ni mu fa demee stade bi ala daw mais macha allah mais ki nga xamante ne mooy Bébé Birahim xam nga président Pape Abdou Fall mu ngi koy wax léegi moom Blindé dafa bokk ci mbër yi nga xamante ni ñoo ngi compétir ci mbapat yi mais dañu koy gis mu ngi compétir kon feeñ na parce que boo ko seetloo ki nga xamante ne mooy Bébé Birahim manque de compétition day feeñ ci li nga xamante ni mooy combat bi parce que moom mu ngi mujj bëree 29 avril 2019 ci combat Moussa Ndoye ak Garga Mbossé Pape Abdou Fall bi moo ko tëggoon ci la daane woon Boy Niang numéro 2. comprendre nga bu baax a baax foofu la gëjee bëree te kii mu ngi ci mbappat yi toujours di bëree. moo ko ëpp compétition moo ko ëpp compétition et puis bi ñu bëree ak xeex bi nga xamante ne xeex nañu ko da ngay gis ne Blindé moo gën a nekk ci combat bi baaba. parce que Blindé li mu xeex lépp day xeex di xool ki nga xamante ni mooy Bébé Birahim mais Bébé Birahim li nga dafa ko gën a miin géew bi daf ko gën a miin géew bi daf ko gën a miin géew bi parce que moom Bébé Birahim li muy xeex lépp xoolul ki nga xamante ni mooy Blindé ay coup asalo lay sànni des fois bu koy sànni day sëgg te loolu adversaire bi daf lay gis te yow doo ko gis loolu moo waral mu jël ci ay coup daal di mu ngoog loolu moo waral mu jël ci ay coup ba noppi wàcc moom itam adversaire bi mayu ko dara fekk ko fa mu toog rek fekk ko fa mu nekk rek xaw mu jóg mu chargé ko dafa xaw a niroo ak combat samedi bi ci diggante Tyson 2 ak Franc xam nañu laalante tuuti mais mbëri yi compétir ci mbapat yi baaba nañu leen bàyyi xel bu baax a baax Pape Abdou wax léegi moom mooy gën a dëgg mooy day gën a dëgg non Pape Abdou doon dëgg kon ci Pape Abdou ndaanaan la nag Pape Abdou ndaanaan la ci làmb ndaanaan la Pape Abdou ñoo seetaanandoo combat bi Bébé Birahim ak Blindé Grand Médine waaw comme lii la Mamady waxoon maa ko tëggoon ci combat Garga bi ak Moussa Ndoye donc dama lay wax rek na lamb amul miracle non lamb du loo xam ni rek day ñëw nii ñor tàbbi déedéet. du caaxaan c'est tout un processus. et je viens ñëw naa wax la léegi ni la fii ak attaque genn wàll wala ñaari at mën naa am sax ba ci yegg ñi nekk ci sommet bi day doon ay champion yoo xam ni ci lutte sans frappe la ñuy bàyyi ko. Cela veut dire le modèle Yékini va revenir donc tey am nañu ci ay prémices. oui gis nga Franc gis nga Reug-Reug ak gis nga Serigne Ndiaye gis nga Bébé Birahim donc du dara. mais àdduna processus la. àdduna mooy doxe noonu. li ñuy ñaan rek mooy yàlla gën leen jàppale. ñu sauvegarder aussi seen carrière parce que carrière u lamb yàgg na yàggut mais dafa am ay exigences donc nañ ci bàyyi xel pour vraiment mën a dooni de futur roi des arènes. incha allah en tout cas kaddu yi rafet na Pape Abdou ginnaaw gi tamit xam nga ne ñu ngi waajal tam beneen jàkkaarloo samedi 26 juin incha allah Gaston Production woote diggante ki nga xamante ne moom Moussa Ndoye bu Yarax ak Sa Thiès ñoom jot nañu def face à face Mamady face à face boo xamante ne tamit marqué na esprit amateur yi parce que tamit nekk na ko boo xamante ne ni ñëpp ñu ngi koy xaar le 26 juin incha allah.
bu am solo la Baba Ndiaye xam nga bi ñu jógee dimanche stade dafa la ñu def direct dem jëli ko face à face boo xam ne amoon na ci diggante Moussa Ndoye ak ki nga xamante ne mooy Sa Thiès Issa Pouye war fa daje ak ki nga xamante ne mooy Alioune Seye numéro 2 Wës Jambaar war fa daje ak Youssou Ndour bu lébu gi muy combat yoo xamante ni fa la war a am Baba Sa Thiès Moussa Ndoye di ñaari ndaanaan yoo xamante ni kenn dootul naatable seen ndaanaan ci làmb parce que am na ñu ay jaar-jaar am nañ loo xamante ni def nañu ko bien vrai que na ñoom ñaar yëpp ci défaite la ñu jóge Moussa Ndoye ci défaite la jógee Pape Abdou Fall mi moo ko mujjee tëgg digganteem ak Garga Mbossé 29 avril 2019 fële ci stadium Iba Mar Diop Garga Mbossé daan ko Sa Thiès jóge ci moom itam ki nga xamante ni mooy Boy Niang numéro 2 def ay année balance depuis 11 mars 2018 digganteem ak Sa Thiès fële ci stade Léopold Sédar Senghor jëlee fa woon ca défaite depuis 11 mars 2018 ba léegi bëriwaat ñëw jël ki nga xamante ni mooy Moussa Ndoye ñuy ñaari ndaanaan yoo xamante ni am na loo xamante ni bokk nañu ko muy adversaire de taille yoo xamante ni daje nañu ko parce que boo seetloo ñoo bokk Malick Niang daf leen a boole daan ñoom ñaar ñëpp ba noppi ñoom ñaar ñëpp ñu daje ak Tonnerre daan Tonnerre ñoom ñaar ñëpp ñu daje ak Lagros am ndam ci kaw ki nga xamante ni mooy Lagros kon ñaari ndaanaan la yoo xamante ni am na lu ñu bokk ñaari ndaanaan yoo xamante ni ñoom ñaar du yomb seen daje ñoom ñaar du yomb parce que dafa am lu bëri loo xamante ni bokk nañu ko et puis jóge ci defet dañoo xaw a ndur ay jaar-jaar ñoo xaw a niroo ay jaar-jaar ba noppi jóge ci defet kenn ku nekk war a teggi tuuma bi nga xamante ni mu ngi ci sa kaw nga war a yeewi sa ay supporters mais loo ci mën di dégg ñaari ndam yu dugg waaye benn mooy gën dina am koo xamante ni dina teggale defet mais dina am koo xamante ni dina yeewi ay supporters kon le 26 dina doy waar le 26 combat bu neex lay doon ci diggante Moussa Ndoye ak ki nga xamante ni mooy Sa Thiès kon seetal ko ñëwaat Issa moom nekk champion kenn naatable ko képp kuy mën na fàqati mën na nit ak mëninam bu fàqatee mën na song aussi. bu jàppee gemb ma daan ko su jàppul ma daan ko ci kàttanu yàlla. waaw xam nga lamb moom. Issa da nga yow sa xalaat Issa Issa jàpp sa ngeen kii ku mën a bëri la. waaw dëgg man la kii ku mën a bëri la man lamb ji waaw. père bëri naa si ku ne. kii ay bëreem dañ koo mise à jour kii ay bëreem dafa yàgg. baax na kii si le 26. waaw. si ma joxe cër naa ko man na wax ci bëri ji moom dama ko amoon quoi. vraiment moom du sama cër. waaw dinañ ñëwaat. su ma siisee ñu la nga la yóbbu la ngay jooy ñibbi si kàttu suñu borom. non loolu du am ci kàttanu yàlla. Aliou joxal ma wóor yàlla ma yàlla may ndam. ñu ma bëreel ah ñu la gën a danger laa bëri yow ñu. Issa champion nga son maa ngi soog a bëri koo xam ne nii danger wu ma sama combat yow amul lu ma xalaat sa barke yàlla. dëgg la bul xalaat. musuma xalaat sama combat yow kan moo tax bul xalaat. danger wu si man. dëgg la. pour yow da ngaa jàpp dama laa yenn sa combat dama kaa yenn barki Seydina Muhammad yow sama combat yow dama jàpp ne man Lirou Diane lay bëri. ay waay. yaa bàyyi sama grand boobu maa ngi koy nuyu au passage Lirou Diane. mbëkk la quoi. dama am sama benn booy ñuy bëree ma daw wër ko ndoom. ok. xam nga mu yëkkati conc bi nii conc bi dal ma. waaw muy wëndeelu quoi parce que dafa xaw a mën a bëre. conc bi dal ma loolu kese la mais du box wala dara. mais. bëri na fekk ay ndaanaan yu mën a bëre daan na ci ñenn ñi Margaret dafa tam néew na wax dëgg yàlla mention ku am fulla ci li muy def la xam nga bëgg na li muy def aussi tamit nekk na ni koo xamante ne ku ñu respecté la ku ñu jox cër la dëgg yàlla waaw mais nag combat bii moom dëgg yàlla gëm naa ne maa ko gën a bëgg waaw xëy na nag wax ji yomb na mais yàlla ñu yàlla yóbbu ci jàmm yàlla may ñu dam erreur bi ma njëkk a def waaw mooy ba ma defee choc jeudi yéem am sama ngor ak sama fulla dem bëri ji. dem bëri ji. ah oui choc. boo amee tànk boobu di nga ko jël. ak buñ fa. ma ne ndax boo amee tànk bi. bañ a jël du ko jël. ah bëri moom bëri jox ma saan tànkam. waaw déedéet ma joxee ma jëli ko bu ma ko joxul ma jëli ko. ñaanu ma ko dara wax dëgg yàlla mais su ma mayee ma jël su ma mayul ma jël. ah combat bii de dëgg yàlla man du lu may wax waaye chaque fois nit ñi ngi toog ne combat yi war na mën a neex mais comme dafa am benn baat du sama papa Tafa Gueye wax. moom lañ may répété chaque jour. mu ne la teeyal. waa kër ga nee nañ la teeyal. mu yow it wax nañ la teeyal. waaw ñun teeyal moom wax nañu ko moom wax dëgg yàlla. mais parce que da ngeen a niroo moo tax. combat bi incha allah. dañoo soxla di stade ba mu fees dell. te moom gis nga am seen la dëgër bi fa amoon. neex na macha allah taaru na mais dañoo bëgg gën koo feesal bëgguñu jëpp ñu ci benn côté. yaa ngi ma dégg damaa bëgg bu ñu jógee fii Sa Thiès yàlla may ko ndam ci ko Moussa Ndoye après xam nga yaa ma gën a xam Moussa Ndoye gën a gaaw a mën a bëriwaat Alioune Seye mën a bëriwaat xam nga Issa Pouye gën a gaaw a bëriwaat ak ñaari champion yi champion bu ndaw amul. champion bu waaw xëy na nag tànk moom
ci benn lay dooree rek. mu nekkoon face à face bi nga xam ne seetaan nañ ko tout à l'heure dox diggante Moussa Ndoye ak Sa Thiès le 26 juin incha allah samedi prochain la ñu koy amal ci arène sénégalaise. waa gis nga Baba noonu la demee gis nga ko face à face bu ala daw mi la dégg nga ko ñoom bëri joxante nañu ay kaddu. joxante nañu ay kaddu dégg nga Moussa Ndoye li mu wax Sa Thiès dégg nga Sa Thiès li mu wax Moussa Ndoye ñoom ñaar ñu ngi tëkk wante Issa Pouye ak Alioune Seye numéro 2 ñoom itam dégg nga leen xam nga Issa Pouye day duwaay ci làmb parce que ñi nga xamante ni ñooy ténor yu ñu fi soow yëpp bëri na ak ñoom. wallaay ku daan Balla Gaye numéro 2 12 mars 2006 moo njëkk daan Balla Gaye numéro 2 ci làmb depuis 12 mars 2006 comprendre nga bu baax a baax ñëw daan Tapha Tine ñëw bëreeg Lac de Guiers numéro 2 kon ténor yi ñu fi soow ñëpp ci làmb tey bëri ak Modou Lo ñi nga xamante ñoo nekk ci làmb tey ndaanaan yooyu yëpp Issa Pouye daje na ak ñoom dafa am na tardement ci làmb parce que demoon na am na fi ay quelque défaite ba noppi def ay année balance boole ci loolu xëy na moo ko xaw a tardeel ci làmb moo jiitu Alioune Seye numéro 2 ci làmb Alioune Seye numéro 2 moom itam ndaanaan la parce que depuis muy bëri combat préliminaire bëri na ki nga xamante ne mooy ki Modou Lo bëri na ak Modou Lo combat préliminaire 11 février 2006 fële ca stadium Iba Mar Diop kon nañu ko bàyyi xel bu baax a baax ndaana la mais ñoom ñaar ñëpp ay bërekat la ñu Baba favorisé wuñu xeex bi loo ci mën di dégg bu ñu jàppante di nga gisee combat boo xamante ne combat bu neex la ay jinne la ñu def Baba waaw tàkk-tàkk moo leen di àtte kon di jaxal tàkk parce que xam naa ne ñoom ñaar et puis dañoo ñemente parce que boo seetaanee un peu lii di face à face bi ku nekk day wax jox sa morom c'est-à-dire kon ci kàddu ñemente nañ te loolu bu ko dëggalee ci géew gi rek benn affaire lay doon kon le 26 juin incha allah ci arène sénégalaise Gaston production moo fa woote waaye nag wax ji tamit le 26 naam waaye nag le 1er août loolu nag nekk combat boo xamante ne nii Sénégal yëpp yàqamte nañu ko ndax nag enjeu bi nga xam ne amee na ko mu nekk ñaari doomi Sénégal yoo xamante ne nii ku nekk si ñoom mën naa ne sa vidéo dafa fex ku ci mel ni Papa Sow nar a bàyyee ko Parcelles Assainies jëm arène sénégalaise kii di Siteu nar a bàyyee ko tamit fële nga xam ne moo ci Thiaroye jëm arène sénégalaise ka fa woote Pape Abdou Fall nekk nag koo xamante ne nii tamit mu ko waxee léegi rek la xam nekk tamit koo xamante ne nii làmb moom ak taxawaayam kenn doon ko naatable Mamadi ñu jëm ci bés bu am solo ñu ngi jëm ci bés bu am solo Alaaji Baba Ndiaye di ci félicité Pape Abdou Fall di ko ñaanal yàlla defal ko ci jàmm bu baax réussite totale ak ñun ñi nga xamante ni ñun la ci àndal waa E-Media vraiment di liggéey bu am solo kon dañu koy ñaanal réussite totale parce que Baba ki la boot di bëree da nga koy ñaanal mu daan bu daanee nga daanu ci kaw ñaar bu daanoo ñaar daanu ci sa kaw kon ñu ko ñaanal mu jëm sa kanam kon Pape Abdou ca kaw ca kanam mais loo si mën di dégg ñu ngi jëm ci site Papa Sow le 1er août la ñu war a daje ñoom ñaar mais avant le 1er août am nañu benn daje boo xam ne ñu ngi koy daje le 30 bi nga xamante ne ci la ñu jëm muy mercredi ci stadium Iba Mar Diop en direct ITV kon dama lay bàyyi rek Baba après ñu ñëwaat ci palmarès li nga xamante ni mooy ñaari mbër yi mu ngoog alors nag ñu koy waajal bu baax a baax ngeen ci ànd ak ITV ak iRadio groupe E-Media Invest yëpp incha allah fanweeri fan ci weerub juin bi ñu nekk di face à face boo xam ne dañ ko amal ci diggante Papa Sow ak Siteu ni ma ko waxee nag combat bi Sénégal yi ñoo namm combat dañ ko xiif dañ ko mar ndax combat la boo xamante ne ni xaar bi yàgg na waaye nag li fi jaar ñëpp xam nañ ko ba tax kon jarul ci dikkaat wax nañ ko nag sànq Mamadi dañuy dem ñu seetaanandoo temps fort yi nga xamante ne ni amoon nañ ko ndax nag xam nga ne Papa Sow ak Siteu ñoom ñaar am nañu jaar-jaar dañ ciy tàmbali ak ki nga xamante ne mooy Siteu ay jaar-jaaram ci làmb Sénégal kenn du ko naatable moom phénomène de l'Ansar bu jógee rek nga xam ne waa Thiaroye ak Thiaroye-sur-Mer Thiaroye Géej ñëpp jóg nañu ak waa Diamaguène ndax nag Siteu comme ni ko waxee rek c'est le phénomène waaw xoolal yi chorégraphie xam naa ni xoolal boo xoolee ni muy defee une pas de danse am bougeur fu mu taxaw def chorégraphie am ànd ak ñi mu àndal supporters yi bëgg
ànd ak Baye Fall ànd ak Géwél loolu la Siteu xoolal boobu daaneel le teg temps de Siteu. ñu xool chorégraphie ak ban galaj tey la ñu indi. ñu ne duñu dox duñu naan duñu dox duñu naan duñu dox duñu naan duñu dox duñu naan. dégg galañ am na dégg daaj am na. mu nekk bàkku Siteu le phénomène de Lansar Mamadi. Siteu ngoog Gaya ngoog. waa Siteu ngoog Gaya ngoog Alaaji Baaba xam nga Siteu macha allah dafay day animé moom boo ko xoolee nga xam ne tubaarkalla macha allah animateur la ci làmb bu ñu bëri dañoo soxla ambiance am ñu bëri dañoo soxla ambiance am feccam ay tuusam bàkkoom day indi ñu bëree ci làmb daanaka moom bu tuusee ba bay rek bu feccee ba bay rek nga màndi làmb moom Siteu ndaanaan la ci làmb am na moromam yoo xamante ne départ ndoon ak ñoom fi mu yegg tubaarkalla macha allah ay moromam yegguñu fa kon loolu may yàlla suñu borom lay doon ba noppi di indi ful boo xamante ne ci làmb maar day taal ñëpp ci teg seen bët tubaarkalla macha allah moom Siteu lii ma fàttali combat am la woon ak guy gi Papa Abdou ko tëggoon stade Léopold Sédar Senghor nga xam ne gis nga ko macha allah ni mu feese woon mais dañu ñëw ci parcours Siteu xam nga moom Siteu def na palmarèsam 15 combats yi am na ci 11 victoires am na ci li nga xamante ne mooy 4 défaites Siteu mu ngi ñëw 25 décembre 2009 ci làmb daan Mbaye 20 ans 23 novembre 2010 mu daan Bébé Eumeu
7 novembre 2010 mu daan ki nga xamante ne mooy SOS 3 27 février 2011 mu daan ki nga xamante ne mooy naxa 29 mai 2011 mu daan Francier moom Siteu 30 juillet 2011 mu daan Rouge Bordeaux moom Siteu 16 février 2013 mu daan ki nga xamante ne mooy Malaw Seras 4 avril 2014 mu daan Pape Morlo moom Siteu 25 juin 2012 mu daan ki nga xamante ne mooy Naaru Sogas moom Siteu 12 juin 2015 mu daan ki nga xamante ni mooy 12 juin 2015 mu daan Sarko 4 avril 2017 mu daan ki nga xamante ne mooy Sos moom Siteu daf ko kawate daf ko dóor mu daanu victoire boobu la mujjee am Alaaji Baba Ndiaye 4 défaites la demee 15 mars 2010 Mame Balla numéro 2 no recul moo ko daan 23 juin 2013 Boy Sey moo ko daan 30 juillet 2016 Sa Thiès daan ko 29 avril 2018 Guy gi daan ko mooy defetam bu mujj moom Siteu mais daanaan la boo xamante ni li tax mu dem ba dabb Papa Sow ci làmb marqué na empreinte ci làmb parce que boo ko seetloo ba Alaaji Baba Ndiaye Sa Thiès bi mu bëre ak Tonnerre 7 novembre 2010 Siteu moo bëre 4e combat ba digganteem ak SOS 3. Sa Thiès ak kan. Papa Sow. bi muy bëre tey grand combat. waaw bi muy bëre ak Tonnerre bi Papa Sow di bëre ak Tonnerre 7 novembre 2010. waaw Siteu moo bëre combat préliminaire ba 4e combat digganteem ak SOS 3. kon Siteu nag am na jaar-jaar. am na jaar-jaar ci mu tax ko tey bay bëre ak moom. te Papa Sow kenn ku ne xam na ne à part Eumeu Sène boo ko génnee Gris Bordeaux Bombardier ak Baye Mandione yii boo leen génnee ñi ci des ñëpp Papa Sow ci duwaay ci làmb du Balla Gaye numéro 2 du Lac de Guiers du Tapha Tine du Modou Lo ñooñu ñëpp Papa Sow mooy seen duwaay ci làmb parce que mu ngi ñëw 2003 2004 ci làmb ñooñu ñëpp génération boobu ñu ngi ñëw 2005 2006 ci làmb kon mooy seen duwaay ci làmb kon bu Siteu demee ba dab ko bëreel ko combat préliminaire ba noppi ñëw wëlbatiku bëriwaat ak moom gara combat kon Siteu am na lu mu def ci làmb. waaw mais attention Papa Sow. attention Papa Sow loolu nag jom la fulla ak fit moo ko may. Abdou sal nañ léegi bàkku Siteu nag comme ni ñu ko tuddee rek phénomène la ci làmb ji waaye tamit membre di ñëw nag ñun ci parcours yi ak palmarès yi nga xam ne jot na ko def moom Siteu ban commentaire justement ci waayu Papa Sow bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk benn fan bi ñu jëm incha allah rabbi ci weeru août atum 2021. gërëm Siteu gërëm Papa Sow yàlla dafa def Siteu combat bi bari dama ko tëgg maa ngi ko njëkk a tëgg mook Frazier en 2011 ci combat Guy gi ak Amanex Pakala ak Abdou Diouf donc mu tëggaat ko mu it nit ku neex a digaaleel nit ku yaru nit koo xam ni tey lamb boo diggee ak moom nga xam ni diggee nga ak nit ku sincère maa ngi koy gërëm di ko sant gërëm it aussi Papa Sow parce que maa ngi koy door a tëgg mais maa ngi moom ñoo dëkkandoo paase ñu am ay rapport yu rafet yu set muy nit ku simple ku modeste te loolu rek garantie la ci partenariat. dina dalal xel. waaw parce que dafa am ay mbër yoo xam ni boo leen tëggee ba keroog ngay tàqali ko ak ñoom ci fitna ngay nekk ci pression ngay nekk mais am na ñoo xam ni c'est la classe c'est la crème. dañoo neex a diggaale. voilà jërëjëf donc ma di leen ñaanal ci seen bis bi ñu jëm. yàlla defal leen ci jàmm ñu bëri ko ci jàmm mu jeex ci jàmm. mais ma di leen massawu it ñoom itam parce que ñëpp ay impacté dañu traversé benn désert boo xam ni dañ ko partagé muy désertu Covid 19. lamb ji desoon na quelques jours wala 2 semaines et quelques yàlla indi ndogalam ñu dund ko ak dignité ak sincérité du ci kenn koo xam ni mës nga yëkkati téléphone teg ma pression wala wax ma lenn loo xam ni tegginuwul loolu comment on peut l'appeler ça ce sont des signes de noblesse ci ay collaborateurs parce que lamb collaboration la promoteur bi day collaborer ak mbër yi collaborer ak promoteurs yi
ñu jur lenn loo xam ne wala ñu teg ci taabal ji lenn loo xam ne vraiment c'est consommable donc à travers ITV ñoom it maa ngi leen di gërëm di leen sant parce que ñoom laa signé le partenariat ñu liggéeyuñ ci ba avancé ci liggéey bu rafet ak suma ay partenaires di la Banque agricole du Sénégal Agricash donc solution la de paiement ESEF madame Sow Khady donc ànd ci ak Jojo Meuble seen autozone vraiment affaire bi neexoon na trop mais yàlla nag mu dikk ak dogalam doomu aadama da koy nangu gërëm ci aussi belle nga xam ni c'est un produit de transversal tàngoor baa ngi jub si donc c'est un produit qui est à la disposition askan wi parce que tey fépp fu ma mës a dugg rek si belle laa fa àndal pour lu ma toog ci plateau tudd ma ko tudd waaw parce que nag ay jàmbaar lañu te ñu ngi liggéey donc muy ay moment yoo xam ne dama ko dund waaw dafa mel ni nekkul ay moment yu yomb non dama lay wax benn mbir foo natt difficulté bi passé na ko xam nga lu tax dernière ligne droite la ñu eggoon ñoom jël li ñu warloo ak ñoom def nañu ko ñoom it li leen warloo ak seen ay préparation def nañu ko man def naa li ma war kenn yoratul dërëm mu metti lool mu doon ay moment yoo xam ne dañ ko dund ci dignité donc ci collaboration bu set bu sincère alhamdulillahi rabbil alamin yàlla mu ngi teggil feebar bi taxul nag ñu war a baisser les bras ñu gën a jëlaat suñu ay mesures rek dugg ci di féliciter suma xarit dama am ñaari xarit kenn ki di monsieur le ministre Matar Ba di suma seex donc maa ngi koy gërëm di ko sant mënu ma sax toog di wax ci moom parce que suñu diggante ñun ñaar dañu duggante de trop ñu wëlbati ko waat amaat benn xarit muy El Hadji Mame Boye Diaw donc di gërëm soxnaam directeur des domaines waaw maag soxnaam ñoo màggandoo ñoo nekkandoo woon donc muy loo xam ne diggante yu yàgg la daal di ñaan yàlla daal bis bii nga xam ni moom laa tuddee El Hadji Mame Boye Diaw mu jël ko muy le 1er août mu jël ko duppe ko son excellence monsieur le président de la république El Hadji Macky Sall donc yàlla yóbbu ñu ci jàmm ak salaam ñu bëri ko ci jàmm que le meilleur gagne lépp rafet daal vraiment ñu ngi sant yàlla daal. waaw macha allah dinañ ñëwaat léegi Pape Abdou ak yow ginnaaw nag comme ni ñu ko defee ci site Mamadi dañuy dem également découvrir Papa Sow moom tamit taxawaay bi nga xamante ne nii comme ni ko Pape Abdou waxee rafet na lool commencement ba nii ñu ñaan rek sunu borom may ñu mottaleeg jàmm incha allah ñu seetaan touche Papa Sow dikkaat ci palmarès si ak Mamadi Diouf.
liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rekk moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. ci le 1er août incha allah maa ngi le premier nag. ñu xam ne nag boobaa gars yi dinañ dëgg. la ko wax. Papa Sow Ngok. waaw Papa Sow Ngok Alaaji Baaba seetaan nañu Siteu seetaan nañu Papa Sow muy ñaari mbër yoo xamante ni gis nga ko ambiance Siteu def na ko ambiance bi nga xamante ni mooy Papa Sow def na ko ba noppi ñoom ñaar di ay ndaanaan ci làmb Alaaji Baaba Ndiaye dañuy ñëw rek ci palmarès ki nga xamante ni mooy Papa Sow comme ni ñu ko defee ci Siteu Papa Sow def na 29 combats Alaaji Baaba Ndiaye 29 combats yi am na ci 20 victoire am na ci 21 victoire ak 8 défaites moom Papa Sow mu ngi ñëw saison 2003 2004 ci làmb Papa Sow mu ngi daan Boy Djiné le 30 mai 2004 mu daan Boy Djiné 12 juin 2005 mu daan Aliou Mané moom Papa Sow 11 février 2006 mu daan Kati Signor 25 février 2006 mu daan Birayum 2 25 juillet 2006 mu daan Cheikh Ngirane 22 avril 2007 mu daan Santa Ñing 21 juillet 2007 mu daan ki nga xamante ne mooy Dun Xaaf moom Papa Sow 6 avril 2008 mu daan Paul Maurice moom Papa Sow 25 décembre 2008 mu daan Boy Sey 19 juillet 2009 mu daan ki nga xamante ne mooy 2009 mu daan ki nga xamante ne mooy Bàcc Seras 7 novembre 2010 mu daan ki nga xamante ne mooy Tonnerre 23 mai 2010 mu daan ki nga xamante ne mooy Sos 22 avril 2012 mu daanaat Sos moom Papa Sow 3 avril 2013 mu daan Baye Mandione daan ki nga xamante ne mooy Lees 2 daan Jibi Ndour daan Abdou Ngom bu Kayor daan Landing Diamé numéro 2 daan ki nga xamante ne mooy Sëñ Moodu bu Bayaax moom Papa Sow daan Bogal daan Tafa Boy Bambara loolu mooy 21 victoire yi mu am 8 défaites am duñ ciy ñëw moom Papa Sow di la demee défaite bi nga xamante ne moom la njëkk am mu ngi ko am 23 mai 2003 format numéro 2 moo ko daan 5 février 2005 Balla Gaye numéro 2 daan ko 5 février 2005 Balla Gaye numéro 2 daan ko moom ki nga xamante ne mooy Papa Sow ki nga xamante ne mooy 23 avril 2006 ki nga xamante ne mooy Alam Dar daan ko 25 mai 2008 Mourlo daan ko 3 juillet 2011 Nees daan ko 12 avril 2015 Lac de Guerre numéro 2 daan ko 17 février 2018 ki nga xamante mooy Ama Baldé daan ko Malick Thiomban daan ko mooy 8 défaites yi nga xamante ni mooy Papa Sow am na ko Alaaji Baaba Ndiaye boo leen xoolee seen parcours ñoom ñaar waaw xaw na wuute parce que ku def 29 combats 21 victoires ak 8 défaites ak ki def 15 combats 11 victoires ak 4 défaites wuute na mais garab ci kaw lay fekkante comme ni ma la ko waxee léegi xam nga ne Siteu ak njambaaram moo tax mu bëril ko Papa Sow combat préliminaire bu noppi fekk ko ci kaw war a bëriwaat moom ak moom li nga xamante ni mooy grand combat mais ñoom ñaar ñëpp dafa am loo xamante ni dañu ko tëlle Alaaji Baaba Ndiaye parce que kenn ku ci nekk may nañu la saas ay maintes fois mënoo yéeg ci kaw maa ngi dégg président di ko wax léegi ci muy Papa Sow muy Siteu waaw dinaa la si ñëwal parce que boo ko seetloo Siteu jox nañu ko ki nga xam ne mooy Guy gi daf ci échec jox nañu ko ki nga xamante ne mooy Sa Thiès daf ci échec jox nañu ko ki nga xamante ne mooy Boy Sey daf ci échec te yooyu yëpp yéegukaay la woon yoo xamante ni bu ci amoon ndam fii mu nekk nii dina ko romb kon may nañu ko sax ba noppi mais mënul dem Papa Sow bu ñu ñëwee ci moom bëri na ak Lac de Guerre numéro 2 bëri na ak Balla Gaye numéro 2 bëri na ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo kon tanoor yi nga xamante ne nekk na ci kaw yëpp Papa Sow daje na ak ñoom moom itam may nañu ko sens mënu da fexe ba gën ci ñooñu looloo tax relation bi mu nekk ci ba léegi mais boo déggoon ne am na ndam ci kaw Balla Gaye numéro 2 bi mu bëree doon wala am na ndam ci kaw Lac de Guerre numéro 2 bi mu bëree doon wala am na ndam ci kaw Modou Lo kon dañu koy séentu ci kaw mais pas fii nga xamante ni fi la ñu nekk mais garab ci kaw lay fekkante kon ñoom ñaar ñëpp may nañu leen loxo ba noppi mais mu ñoo dem xawma ci taay bi la xawma ci doole yi la xawma ci adversaire yi la
xaw ma mais loolu dinañ ko bàyyi ak li nga xamante ne mooy waa nitu làmb ñu jàngat ko mais Siteu Papa Sow loo ci mën di dégg Alaaji Baba Ndiaye di nga gis lu garaw le 1er août incha allah. wallaay kon rendez-vous bi le 1er août la incha allah rabbi ba ceeg Pape Abdou Fall Pape Abdou wax nañ ko sànq muy signature contrat bi nga xam ne def nga ko groupe média ñu fas yéene ci gunge fas yéene ci ànd ak yow ci date bu am solo boobu nga xam ne Sénégal yëpp incha allah seen yëf muy 1er août atum 2021 n'est-ce pas. waaw comme ni nga ko waxee di leen gërëm di leen sant parce que di remercier aussi su ma ñëw fii yàlla mu ngi ko jaarale ci Alaaji Nga Diagne ma am fi ay rapport yu rafet ak Boubacar Diallo Mamadou Alassane donc maam Dorine gis nga bi ñu parce que dañ yàgg liggéey donc amee ni Dream Team bi am na solo te it man damay wax ni j'ai misé et j'ai gagné ci ITV xamul daa je suis la première personne bi am njëkk am confiance ci groupe bi ñëw si ak ñoom ca làmb gars yi di ñëw ba tey gis nga place bi nga xam ni ITV am na ko ci làmb kon loolu succès la donc dama ciy dolli sant yàlla bu wér di leen gërëm di leen sant aussi ci seen professionnalisme parce que liggéeyan collaboré nañu ba demoon ba ci cëppaandaw ga yàlla dikk ak dogalam mais lépp rafet na lépp nice na bu soobee yàlla dañuy delloowaat buum ca booy tey lan posé nañu jalon wu comment ça s'appelle de relance ci jëm am damay ne bis ni ki tey en route vers le 1er août waaw tey à part de tey waaw on communique sur en route bal ba tàq na waaw tey à part de tey en route vers le 1er août dara du set ba le premier dara du set ak E-Media Invest ak E-Radio ak lépp loo xam ni plateforme groupe bi la tey ak taf slogan bi mooy lan en route vers le 1er août donc par sax ci sot la bokk waaw Siteu Papa Sow day xorom day saf wallaay donc rafet na ay professionnels ñoo fi nekk maama dégg nii yow tey jii nii mais baaba damay kontaan parce que xawuma woon ni am nga don yooyu ci lamb donc partager ak yow plateau bi donc tu sais parfois dañuy wax rek mais gis nga mbir moom don la professionnalisme don la yàlla moo koy may ci ay nit ñu daje converger seen ay effort donc lu ñu teg rek day nekk sur des roulettes yal na yàlla defal ñu jàmm ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yeggale ko alhamdulilahi rabbil alamin ñu am ci ñun ñëpp ndam parce que bii mooy premier grand événement wu lamb ci TV kon donc mu ngoog mbartal la pousse mu dem pousul mu dem alors wax nañ ko tamit sànq defoon nañ fi face à face bu am solo ñaari mbër yi nga xamante ne nii ñoom ñooy daje 1er août incha allah rabbi face à face Siteu Papa Sow on suit l'élément jaam sababu lu mën dinañ liggéey lu ñu war a liggéey lépp yàlla mi mu am ndam di maye ndam yàlla ni yàlla may ndam te muy li gën si ñun incha allah lamb ji du nekk lamb ju yomb lamb ji lamb du ko dàq lamb du dàq loolu Pa Abdou Fall lu mu pare na ko yokk dégg nga li ma la mën a wax ba wax la mooy li ko talee jàmm gën Sika Mbaaw jëm sam-sam ba dem Mboro sama fan si club yëpp maa leen di woo waa Jongwaar waa Joal waa Kaolack maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn ba Touba maa ngi woo ñëpp di wax ne bis bi dafa nekk bis boo xamante ne yow kafeewu ma ko fooyewu ma ko ku ma ko nar a yàqal ma teg la fii kafu ma ci réewu ma ci dégg ma ndam moo ma ñor di ñaan yàlla nag mu may ma ko jaral na ma nag lu nekk kii moo ma mag fuuf te combat bi da koo jaral lu nekk kon man mi di xale lan la ma war a jaral man mi di xale lan la ma war a jaral kii bu ko jaralee benn jaral na ma ko téeméer parce que alxuraan billaahi tafuma ci réewuma ci lu mu laaj ma def ko mag buy tëdd heure di lekk heure di yeewu heure tuxoo naanoo demoo fenn yaakaar naa di nga am fraîcheur de yow li nga bëgg da ngaa xam fu mu nekk ñëpp nee la mënoo fa dem
ngay raam di cogti di yolli di def di jéem muy métti xam-xam yi taxaw ngay xuus di jaar di tëdd heure nekk Baay Faal gëmuma succès gëmuma xaalis gëmuma dara kon kooku làmb ji moom est-ce que war na ko ñàkk. alors jërëjëf Mamadou Diouf nekk na xat bi nga xam ne amateurs yi soppay làmb def nañ ko ci jàkkaarloo boobee dox diggante Siteu ak Papa Sow jàkkaarloo bu xamante ne ni jàkkaarloo bu am solo la waaye nag bu boobaa danañu xam ne bés dëgg am nañu ko mën waaye itam bés dëgg am nañu ko moom Pape Abdou Fall ci ànd ak ITV ak iRadio incha allah rabbi alors Pape Abdou ginnaaw li nga xamante ne ni moom moo am lépp nag ñu yëm ci bés bu am solo ginnaaw laataa nag comme ni ko waxee léegi ñu nekk ci en route vers le premier incha allah muy face à face boo xamante ne ni Sénégal yëpp mën nañ ko xaar Sénégal yëpp tam di ko xaar di fanweeri fan maanaam 30 juin incha allah rabbi di jàkkaarloo boo xamante ne ni ñu ngi koy amale ci stade Iba Mar Diop. alors Pape Abdou Fall combat boobu nga xam ne moo jëm ci diggante Siteu ak Papa Sow xar bi yàgg na ni ñu ko waxee amateurs yi namm nañ combat boobu gars yi yàqamte nañ combat bi nga nar a def face à face fanweeri fan maanaam 30 juin incha allah rabbi luñ ci mën a xaar. jërëjëf El Hadj Baba comme ni nga ko waxee xaar bi yàgg na taxawaay bi yàgg na séntu bi yàgg na amateurs yi ñu ngi impatienté wu mais PAF production groupe bi ñëw ne dañuy daje le 30 juin incha allah ci stadium Iba Mar Diop. muy daje bu spécial. lu tax mu spécial. waaw parce que daje la boo xam ni presse bi yëpp national international dañ leen a invité parce que la cay am moo xaw a doy waar. du ñu leen dévoiler le contenu bi. déedéet mais mbër yi ku nekk am nga loo war a wax ak askan wi. ku nekk am nga loo war a wan askan wi. su ma leen di def spécial war nga ko mun gën. waaw parce que boo fàttali ko. oui. Lac de Guiers Modou Lo. télévision lëmm la déplacé Amérique ñëw indi ko Sénégal. est-ce que loolu fort na. ñu daggee ñëw. day seet loolu. yàlla indi ndogalam. gars yi jëlaat yi dafa ñoo dellu. ñu programmé waat lamb ji mooy drame yi amoon Demba Diop. moo doon premier lamb bi. yàlla indi li mu indi. ñu reprogrammé waat ñu déplacé waat même télévision bi avec équipe bëgg matériel tout jël avion débarqué ko Sénégal donc loolu innovation la boo xam ne amoon na fi mais lu ko raw moo fas yéene am le 30 juin incha allahu rabbi Siteu Papa Sow ak staff PAF production ak journalistes yi ak parrain bi maam El Hadj Mamboy Diaw ñu ngi koy ñaan yàlla defal ko jàmm parce que bisam la. bisu Sénégal la. loolu la yàlla dogal. muy lamb joo xamit lambu Sénégal la parce que man dama ci déchargé wu. mais nag mu am benn mbir bu am. dañu ni entrée bi entrée payante la. muy symboliquement 1000 francs xamul tax. yomb na de. dañu noté fan yëpp. c'est l'occasion pour ñu wax ci. maanaam nga baal ma képp kuy ñëw ci face à face bi da ngay dagg ticket. ticket bi nag entrée symbolique la maanaam 1000 francs. waaw ñaari téeméer kese ngay fay. parce que lañ ca war a def. oui ak Ngaaka Blindé. Ngaaka Blindé benn. ak Baba Alaaji Boubacar Diallo. ak E-Media. ak ITV dafa rëy. ëpp na kon moo tax ñu ni leen dañ leen di laaj 1000 francs symbolique boobu xam nga pour lan la. waaw pour que boo mën a dugg. la sécurité dinañ la palper lépp lu newoon ci nit ñi pour sécuriser rek nit ñi pour que nga dugg ci jàmm seetaan spectacle ba fay am seetaan la fa war a xew pour que vraiment conditions yi réunir nga nekk à l'aise. mais loolu innovation la. non innovation la. parce que buñ ko ubbilee nit ñi rek. boo lii face à face yi fi am jamono yëpp. coow yi dafa bari débordement bari. violence ñun nag bu dee fukki nit sax du ñuy wax lu dul alhamdulilah ñun li ñu soxla mooy na Papa Sow teew Siteu teew. E-Media teew. Ngaaka Blindé teew. di Boubacar Diallo taxaw. journaliste yi taxaw li ñu bëgg a def. gaa yëpp taal jàpp ITV. jàpp iRadio.
déglu ko déglu ko danañu xam lu am na ci la kon face à face ak spectacle la. waaw sax damaa duggul ci détail oui mais dafa am lu ma la jot a junj. oui junj doy na ñu ne leen 1000 francs ngay paas c'est pour que nga nekk à l'aise nekk en sécurité. Iba Mar Diop stadium bi va vibrer. dafa neex au rythme de Siteu Papa Sow. dafa neex ak Paf. ànd ci ITV ak iRadio n'est-ce pas Mamady mu nekk mbir mu am solo. waaw wax muy lu am solo Alaaji Baba Ndiaye xam nga Pape Abdou Fall day innové moom macha allah xam nga ne signature contrat nga def ko 16h en direct E-Media ITV ak iRadio ba noppi woo ca ka nga ca woo dama xamul ci ngaaka belende bi lay woo dama xamul am na ñeneen ñu mu préparé xam nga Pape Abdou Fall yu bëri da koy nëb ñàkkul sax am na leen loo xam ne tam préparé na di ko nëb non di nga doyal culture lépp dama ni waaw lépp luy neexal làmb les nit ñi dinañ ko am à gogo waaw moo tax ma ne lan li ci des donc koo nëb mais xam naa ne am na leen lay ko dëxañ ci biir parce que ku ñëpp xam fi nga jëm doo yegg mais jàpp leen ni spectacle lay doon spectacle boo xam ne képp ñibbi di nga dund leneen spectacle nga xam ne culturel demoon nga feneen non loolu de culture bi daf fii saf Pape Abdou Fall parce que làmb ñëpp dañu jàpp ne sport la te moonte sport bi tuuti la ci Alaaji Baba Ndiaye culture moom culture bi mu ci ëpp te làmb dañu ko génne ci culture bi te culture bi moo ëpp ci làmb sport bi tuuti la ci sport bi ay minutes yu gàtt la ci parce que boo ko seetloo ñun bu ñuy dem reportage 16h la ñuy déparé fii 16h dañuy dund làmb ji grand combat bi ñu ngi koy soufflé 20h 20h wala 19h wala 19h leneen li ci des lépp culture la kon bu ñu ci génne culture bi moo ëpp ci làmb te et puis ñi nga xamante ni ñooy mbër yi nañu ci bàyyi xel bu baax a baax ñoom ñoo war na gën a dund culture bi ne ñoo rey culture bi ci làmb ba tax ministre de la culture boole wuleen ci seen ci boppam li tax ministre de la culture boole wuleen ci boppam ñoom ñoo ko def seen bopp parce que lutteur bi buy ñëw Alaaji Baba Ndiaye bëgg a sol maillot Cristiano Ronaldo comprendre nga baax wala mu sol maillot Messi wala maillot yaa ma gën a xam joueur yooyu indi teg tamit bu boobaa yow rey nga sa culture ana lu la tere nga ñëw sol sa garambu sol sa sabadoor yor sa juróom-ñaari sengoor ñu sotti la soow bi nga gësa mu weex tal gudd ba yàgg nga gàtt ba ñu ne noonu la nga ne dàpp mel ni si ndax buy la waaw nga mel ni si ndax buy fortot loolu lu ko dàq loolu bu ñu ko defoon ministre de la culture da leen di boole ci boppam parce que ñett kenn mënu koo génne ci làmb daf ci bokk culture jeunesse sport comprendre nga bu baax a baax te dañoo féetale làmb sport bi kese te loolu du yoon génne nañu ko ci jeunesse génne nañu ko ci culture te loolu du yoon mais Pape Abdou Fall bu ñëwee indi loolu yaakaar naa ne dinañu dund culture boo xamante ni mara day taali bu ñu ci amee loo xamante ne dañu ko ci yokk rek day gën di baax bu ko defee ñu gën a dund culture bi parce que dara gënu koo dàq quoi parce que nit moom dëkk mënu la wane lu dul lii am dëkkam tamit lii am sa dëkk moom nga war di gën di wane moom nga war di gën di favoriser pour nit ñi gën ko xam ne pas que nga indi yeneen tamit kon mbër yi nañu boole seen bopp ci culture bi bu baax a baax bu ko defee ministre de la culture bàyyi xel kon Pape Abdou Fall bu ñëwee def lii dañu ko ci ñaanal bu baax a baax en tout cas ànd ceeg E-Media liggéey boo xamante ni collaboration bu rafet la tubaarkàlla macha allah mais dinañu ko ci defal liggéey boo xamante ni liggéey bu doy waar la ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. incha allah parce que doom pat sax ci sot la bokk. waaw rek ñu déglu kanam li ma bëgg wax rek mooy. ñi nga xam ne ñoo fay ñëw. nañu jàpp ni dañ leen di defaral. jaayuñu billet 1000 francs parce que dañ ci bëgg dërëm. c'est pour une meilleure c'est pour une meilleure organisation c'est pour mieux filtrer les entrées nga xam ni ñiy dugg police dana taxaw ñu xam ni police dana taxaw gendarmerie dana taxaw ci allées yi mbër yi war a jaar yëpp donc ñu leen di ñaax nañu ñëw ci jàmm ak salaam dund ak seen champion li ñu war a dund ñu ñibbi ci jàmm ak salaam parce que toutes les mesures seront prises pour que face à face boobu am ci jàmm ak salaam nit ñi ñibbi ci jàmm ak salaam bind nañu ñi ñu war a bind ñi nga xam ne ñooy ñëw lépp lu ñuy tere buñ ko fa indi parce que ku ko fa indi dinañ ko gis parce que amul kuy dugg ci biir làmb ji ci duñu la seet visiter la xool looy dugg ak loo yor ak loo yorut danañ la seet benn par benn am na ay ndaanaan yoo xam ni war nañ fa ñëw def ci prestation yooyu yëpp ay surprise la donc ak Boubacar Diallo ñu ngi def ñu ngi nas ñu ngi pare li nga xam ni
événement la dinañ ko tegal askan wi yëpp ba nit ñi xam ni lamb ñun suñu fusée départ en route vers le 1er août bis ni ki tey ñun suñu slogan mooy en route vers le 1er août incha allah kon mu ngi ko waxee rek. waaw dooguma la baaba may ma dooguma la mais Pape dafa lu am solo parce que lamb sport waru da tàggatle baaba. sport dafa war di boole. buñ ci nekkee ñun ñëpp la ñu war a doon benn comprendre nga bu baax pourquoi pas yow sa mbër yéen ñaar ñi nga xamante ne seen ñaari mbër yéen ay bëri ngeen toog nii kii toog nii ngeen di jëlalante café di jëlalante ay ataay di naanante ay boisson tamit jàmm moo gën loo gis moo gën jamaata moo gën jamaalu fu mu jëm du fa doy te fu muy jóge du fa jeex kon nañu xam ne sport bi dafa war di boole wala tàggal te ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal mbër yi bu ñu daanantee ñoom ñëpp kenn du ci génn Sénégal ñoom ñëpp Sénégal ñu fanaan te ñeenti dëkk dafa ma marqué ci Sénégal Alaaji Baaba Ndiaye Diamaguène Mermoz Gorée ak Ngor lu ñu si bàyyi xel am lu ñu ci jàngate jërëjëf Mamadou Diouf kon nag rendez-vous mu ngi noonu 30 juin inchallah rabbi face à face Siteu Papa Sow en direct ci ITV en direct également ci rajo waaye nag comme ni ko waxee contribution la rek ngir lépp nga mën a jëm kanam ngir lépp mën a ñoŋ 1000 francs ñaari téeméer ngay dagg ngir nag nga mën a am spectacle bu am solo spectacle boo xamante ni yi ci mën a jundugum rek mooy Ngaaka Blindé mais am na yeneen star yoo xamante ne ni ci musique bu Sénégal dañ ci ànd ak Boubacar Diallo inchallah rabbi ngir aada ak cosaanu lamb nekkat fu mu nekkoon aada ak cosaanu lamb ñu gën ko jox gëddëm ak dayoom inchallah rabbi ànd ci ak Pape Abdou Fall Pape Abdou lan ngay wax aujourd'hui tey ñi nga xamante ñooy amateurs yi nag baaba ñu ngi bëgg a fàttali de baaba waaw l'écran nag vraiment ñu koy remercier di ko gërëm bu baax ci gunge bi yi nga xamante ne fromage bi fromage teranga wala terangle waaw yëpp daf ci am solo tubaarkalla macha allah ñi nag vraiment ñoom ñoo ci jàpp ba lépp yemb ñu gërëm leen ci bu baax a baax ci gërëm Habib voilà n'est-ce pas waaw mais loolu fokk ñu wax ci comme ni nga ko waxee man dama bëgg képp kuy jàppale lamb nañ ko jàppale kun képp ku ne ci lamb nay naan meewu l'écran voilà xale yi merci leen di jëndal triangle écran xamul tax ñu di ci naan ñii ñooy dimbali lamb mbir di tooyal seen xaftaan yi am la ñuy dellu seen kër Habib la ñu xam yaa Mahmoud qui est derrière ak ñeneen ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci confiance bi ñu am ci lamb parce que l'écran yàgg na jàppale lamb wallaahi yàgg na ci masha Allah du dëgg wallaahi yàgg na jàppale lamb ñu wëlbatiku bu ñu demee ba un des acteurs muy Habib ñëw nekk promoteur du ñu def lu dul gërëm ko ñaanal ko yàlla man du question dara mais képp kuy jàppale lamb damay bëgg nañ la jàppale parce que loolu mooy permettre rafet na masha Allah mbër yi di tooyal seen xaftaan émission yi gën di développé wallaahi donc Habib Mahmoud ca kaw ca kanam donc l'écran moom na ko ñëpp di naan waaw l'écran mooy même bu baax bi comme li nga wax nag li ñu mun tàggatoo mooy sant ñëpp damay gërëm képp kuy pro mais justement rek un mot ci li ñuy gis aujourd'hui ci arène bi parce que nag vraiment lu xam ne li vraiment taaralul la pour être honnête bëgguma ci sax woon wax parce que je l'ai vécu parce que man damay ne ñu bari xamuñu ni arène nationale bi ñun ñoo ko moom suñu yëf la kon waruñu sax xalaat di ko yàq wala di ko salteel wala di ci def naka sul noonu man dama ko dund moo duñu xam na li may ñaan mooy mbër yi nañu gën di waxtaan ak ñuy àndal parce que loolu mooy permettre parce que niveau d'esprit tolloowut loolu mooy permettre bala maa dem wala bu ma nee sama dernière loolu ñu wutude sax open press wala nanga ma mais damay wax sama supporter xamal leen ni fii laa jëm lii laa fay wuti te lu mën a am nañu la defee nii beneen bi ci des damay wax toujours nit ñi di déplacer sama ay propos je n'ai rien contre le CNG dont j'en suis membre dama ci bokk mais li may wax mooy nañu waxtaan ak mbër yi
école de lutte yi ak écurie yi comité d'organisation bi ñu gën a seet nu ñuy cibbe ci écurie yi ak école de lutte yi moyennant un montant symbolique ñu gën a renforcer comité d'organisation commission bi nga xam ni mooy yor organisation wu CNG man de lii laa wax mais malheureusement loolu sax luy defar la waaw luy defar la mais malheureusement il y a des gens yoo également xam ni création d'emploi la waaw mais xam nga Abdou moom yàlla rek moo ko fi teg heure bu neexee yàlla na yéex dootuñu ma gis ci làmb du dëgg mais nañu bàyyi di indi ay déformation CNG ci la ñu bokk suñu ay effort la ñun ñëpp pour ñu mën a retrouver au sein d'un bureau mais war nañu mun gën di sottante ay xalaat dans la mesure où équipe bi fi ñëw dafa war a apporter ay réformes dafa war a apporter une nouvelle touche te it il force est de reconnaître que ñi fi nekk muy ñi yor commission organisation wu CNG am na loo xam ni mënatuñu ko parce que ñu ci bëri ay mag lañu mais amul leneen il faut prendre les choses ou bien les commentaires positivement man maa ngi ci sumay liggéey maa ngi ci beneen sphère nekk ci leneen xëy na làmb yàlla moo ma ci nattoo ma am ci ñu ma ci collaborer mais bu jeexee jeex na mais it nañu jàpp ni mbindeef mënuma tee wax sama xel li nekk ci sama xel ak sama xalaat telle que soit l'interprétation loolu de laa wax nañu leen defar làmb ci nous ne sommes pas des ennemis faut pas que lu nit ñi wax rek nañ ko jël ko désorienté ko awma benn détail ak président Bira Sène li ñu ñor mooy lii nga xam ni leg la buñ fi fekk leg mooy lenn loo xam da nga ñëw donn la loo xam ne dañ ko donn ñu gën ko protéger gën ko professionnaliser te it halte au saccage nañu arrêté ñiy saccage arène bi nañ ko arrêté defe naa ni loolu slogan la boo xam ni dañ ko ku nekk da ko war boo defatee sa open press wala dara nga génne ko muy halte au saccage parce que nag arène nationale sunu patrimoine la lu toll ci 32 milliards bu nga ci dugalee te nag arène bi génnul Sénégal biir réewum Sénégal la des kon ku ci nekk si ñun war na ko gën a mën a bàyyi xel incha allah rabbi waaw le message que vous lancez rek gërëm promoteur yëpp maa ngi lay gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi nekk nga promoteur ku lim jum ci Sénégal maa ngi lay gërëm sant gërëm monde làmb gërëm it suma ay partenaire muy la Banque agricole du Sénégal Agricash ñoom ñoo ma permettre ma organiser làmb bi suma ay partenaire lañ ESF bu Khady Diop Sow structure de nettoiement la ñu ngi may jàppale seen autoso joojo meuble ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ñëw ak Sibel waaw Sibel am na yéen ñëw ci biir làmb ji waaw gërëm Papa Sow gërëm Siteu gërëm 18 mbër yëpp bu soobee yàlla di jox rendez-vous ñëpp le 30 juin stadium Iba Mar Diop avec Ngaaka Blindé avec d'autres artistes moyennant une contribution forfaitaire de 1000 francs pour que ñu mën a assainir ñiy dugg bu dee 10 personnes sax dinañ fa def lañ fa war a def nit ñi seetaan ko ñu nekk ci jàmm ak salaam yàqkat yi toog leen seen kër parce que nag PAF production mooy organisé te it du ma jël ay millions fay ko di caaxaane sama liggéey loolu moom xel sa xalaatu ko tel que soit le prix on paye donc ku ñëw pour face to face ñëwul nga daal di toog nga ñëw ñu seetaan ñu def face to face dund suñu fête dund suñu culture mbaalo ya ku nekk dem ñibbi keneen loo xam ne nag moo la indi na nga dem nga toog sa kër parce que matuwaay yi ñu war a jël danañu ko jël ba ngeen déparé seen i kër ba yegg si ci face to face bi ba jóge waat ci face to face bi ba ñibbi waat seen i kër duñu ci bàyyi tarfatal ay ni loolu laa am ci lu may wax rendez-vous à tous les Sénégalais nañu ñëw amateurs yi président Doudou Diagne Diecko maa ngi lay ziar donc yow ak amateur yépp maa ngi leen di jox rendez-vous ca stadium Iba Mar Diop ak képp koo xam ni yaa ngi supporter Papa Sow di supporter Siteu di supporter les 18 autres
lutteur ñëpp nañu ñëw ñu mobiliser wu ñu feete wane ni suñu bis la te it wane ni ñun ñëpp duggandoo nañu ci fusée bi nga xam ni moo ñuy yóbbu incha allahu rabbi le 1er août. en route vers le 1er août jërëjëf Pape Abdou Mamady jërëjëf. waaw jërëjëf Alaaji Baba di la nuyuwaat bu baax di rafetlu émission bi vraiment ca kaw ca kanam ci lu baax di nuyu suñu invité Pape Abdou Fall di nuyu téléspectateurs yi ñu doon seetaan yëpp di leen ñaanal jàmm di jaajëfalaat bu baax sama professeur Alaaji nga jàng di ko ñaanal jàmm. tawfiix ak taysir vraiment yàlla taxawu ko bu baax a baax ba noppalu bi mu ñëw mu dellu ba noppalu bi mu nekk mu dellu siwaat ci ñun jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci caméra yi ak régie yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal di nuyu askanu Sénégal yëpp mais Alaaji Baba fii ma génn nag mënu ma ko ñàkk kii man la koy wax sànq waaw ma ko nooy na trop nooy na gis nga ko fii moom yaa mu gën a xam mais ki ma jox tisi bi Yacine Diémé la madame Yacine Diatta madame Diémé en tout cas ñu ngi koy jaajëfal bu baax ba tisi bi vraiment moo ñu ko jox téléphone am 77 717 95 49 Yacine Diémé ñu ngi koy jaajëfal bu baax tailleur bi ma ko ñawal Serigne Tine la téléphone am 445 65 83 nga xam ne Alaaji Baba da nga koy woo moom mu ñëw jëlal la mesure ñëw ñawal la ko indil la watal la ko sa kër Serigne Tine moom noonu la koy def kooku cag-cag la amul sax wax mais dina jaajëfal suñu tailleur yi yëpp xam nga ba da jon tisi bi parewul macha allah mais maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa beneen plateau dinaa ko sol di jaajëfal Cheikh Thiam Mbaye Diouf ak Cheikh Thiaw ñooñu ñëpp sama ay tailleur lañu Baba dinaa la boole ak ñoom insha allahu rabbi mais jaral leen ma ko bu baax a baax en tout cas ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal Alaaji Ngagne Diagne di leen jox di daje beneen yoon insha allahu rabbi ak beneen émission arène sénégalaise jërëjëf mais Baba yow arène sénégalaise léegi nga bokk beneen émission mbaa yéen a ngi ci moom mais ñu nga ca waaw ñu ngi ci biir arène sénégalaise quoi jërëjëf de sant vraiment ça a été un moment fort de partager le plateau avec vous merci tey la yàlla door a daje fexe yàlla tey la door def ñu daje yow ak Mamady gërëm leen sant leen jërëjëf ñaanal Alaaji Ngagne ñu ñëwaat ci jàmm ak salaam amiin yaa rabbi donc et vous souhaite une bonne continuation inchallah merci beaucoup alors en tout cas félicitations à toute l'équipe de E-Media oui donc toutes ces plateformes merci beaucoup lépp rafet na jërëjëf affaire bi daal léegi waaw rajo yeeg télé yeeg plateforme yëpp slogan bi c'est en route vers le 1er août kon leer na loolu mooy slogan PAF bis di ki tey bal bi tàkk na en tout cas merci beaucoup Mamady jërëjëf Pape Abdou également comme ni nga ko waxee kon rendez-vous bi comme ni nga ko waxee nag le 30 juin inchallah stadium Iba Mar Diop face à face Siteu Papa Sow jëm nag ci li nga xamante ni moom la ñuy wax tout à l'heure en route vers le 1er août inchallah gars yi jàkkaarloo bu mag bi bés bu mag bi nekk nag combat boo xamante ne nii dinañ ci ànd ak inchallah rabbi ITV ak rajo ak Pape Abdou Fall na ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne vraiment jàpp na ci ba lépp yemb gën nag bu baax a baax Alaaji Ngagne Diagne ñaanal ko jàmm ak taw fépp mu dikkaat fii woy ak yéen ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan wu am solo bi Pape Abdou jërëjëf di la ñaanal ndam lu baax inchallah rabbi jërë ngeen jëf mbokk yi ñu fan ci jàmm sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor